quartier de Dakar et sa banlieue ñu bëri ñu ngi koy dund mu nekk lu metti lool en période de Ramadan mais également en période de pandémie. Effectivement mu nekk lu métti ci jigéen ñi nag surtout parce que ñoom ñooy yëkk métit bi parce que ñoom ñooy jug fajar gi ñoom ñooy jug ci 3 heures du matin pour wut li nga xamante ne moom moo di ndox bi mu nekk nag loo xamante ne ñu ngi leen di dalal seen xel par rapport ak KMS 3 ñu ngi koy xaar ba tey ji mais xam naa balaa muy ñëw dinañ loof mu mel ni nag peut-être xanaa demander rek par rapport ak situation bi nga xamante ne tey jii ñi leen di soxna yi waaye itam même ci région yi ñu ngi koy dund ñàkkum ndox bi noo ko gisee. waaw li ma ko gisee mooy ndox mënta ñàkk ci dundu doomu aadama surtout ñu nekk ci jamonoy koor nga xam ne ku ci nekk lépp la ngay def ndox moo la koy permettre nga def ko te jafe-jafe yi comme ni nga ko waxee du rek ci ville yi même ci campagne yi man recevoir naa ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee les travailleurs bénévoles ñi nga xam ne ñoom lañ jox ndox mi nga xam moo nekk ci gox-goxaan yi ñooñu jafe-jafe yi ñuy dund su ma ko bëggoon a wax fii émission bi doy na émission ñoom les travailleurs bénévoles ñu yore ay jafe-jafe seeni ministre nekk di wax lu leen neex lu bokkul ak ñoom li ñuy dund tey jii ma joxe benn exemple rek pour tëj loolu mooy yor nañ seen 50 camions citernes yoo xam ne travailleurs bénévoles yoo koy roon mat nañ 33 ñu dem jël seen i mbokk bàyyi leen fi ci koo xam da ngaa bëgg a wut ay emploi te ñoom ñi ngi toog ci àll bi di liggéey ba 3 heures 4 heures du matin pour ñi nga xam ñi ngi ci gox-goxaan yi am ndox te nekk ci jafe-jafe yu metti kenn fekk siwu leen ci looloot état war na cee jóg surtout que nee na day defaraat liggéeyu xale yi beneen bi mooy que ni bu mu mënee enchaîner ci je sais pas mais vraiment loolu laa mën a wax ci mbirum ndox mi pour wane ni lii dafa nekk gàcce ci Sénégal. D'accord. parce que lii franchement image yi man jàppoon naa ne ci koo xam ne yow bi ngay ñëw ambition yi nga amoon mooy vraiment jafe-jafe yi askan wi nekkoon nga teggi leen ko kon jàpp naa ne image yi waru woon a nekk ci nguur goo xam day jeexal après 9 ans au pouvoir. alors Dame dañoo bëgg rek peut-être nga lancer un dernier message parce que li ñu dese quand même ci wàllum waxtu bëriwul ci éducation bi pour fermer volet boobu Fatima di la remercier également pour ce rubrique bi di la jaajëfal bu baax a baax xam naa dinañ ànd ak yow ci yeneen incha allah yeneen gox bi mais nga terminer ci éducation parce que gis nañ le président de la République quand même ci discours am dafa promettre recrutement wu 5000 éducateurs 5000 enseignants plutôt alors loolu déjà lan nga ci wax ak lan ngay tëjee adresser benn message au chef de l'État par rapport aux enseignants. nee na juumoo woon ci éducateur bi nga wax loolu lañ bëgg ñu am ay éducateurs. parce que système éducatif bi tëralin wi bu ñu ko soppee éducateur boobu ngay wax day daal di ànd ak moom. maintenant 5000 enseignants yooyu mu bëgg recruter moom président de la République ñun jàpp nañ ni lu baax la. parce que da ngay jox xëy. d'abord ay sénégalais ak ay sénégalaises mais ñun lu ñu d'accordul ak ñoom mooy nin bëgg a jëlee 5000 yi ñoom li ñu wax ci ministère éducation nationale mooy 5000 yi dañ koy recruter sur dossier. xam nga loolu ñu fa bëgg a andi. ay tappale parce que bu ñu nee ay dossier mën na noo jël doomu ministre jarbaatu ministre jarbaatu DG. donc politisation jël bi loolu moo fi amoon ñu tudde ko quota sécuritaire Mohamed Mbaye boobaa. boo xamee benn ministre man nga ne ko man dama am sama jarbaat bu toog ca kër ga ñu jël ko dugalal la loolu la ñu wax ni bokkoon na ci lu yàq njàng mi ñu tuddee ko la quota sécuritaire ku am doole ñu jël sa doom wala sa jarbaat loolu ñu jëlee ko fi depuis 10 ans loolu la président Macky Sall ak nguuram bëgg andiwaat loolu ñun d'accorduñ ci dan ni nan jël ñin ci war a jël ci 5000 yi te xammee nañ leen mooy ñi nga xam dañoo génn depuis 2013 mooy la promotion FASTEF 2013 ñi ngi ak seen i diplôme tàggat nañ leen dem boole ci quota bi jël leen parce que bariwul buñ paree ci ñooñu ñu jël ñu génn ci école de formation yeneen yi comme UGB ak SNEPS de Thiès buñ paree ci ñooñu ñii nga xam ñoo mujj a def concours bi am na 834 yoo xam ni dégg ngeen leen ñuy xeex fan yëpp tey rek def nañ marche daan na ñoom dañoo bëgg ñu recruter leen parce que ñoom ñu ngi ci liste d'attente bi te dañoo dem ba di leen waaj a jël ñu ni jeex na lañ amoon jeex na waaye jàll nañ mais mënuñ leen jël parce que quota ba leen joxoon mat na waaye comme quota bi yokk na ba ñu yokk ci juróomi junni te ñoom matuñu junni kay wax dëgg yàlla mën na leen jël benn junne bi wisaare leen ko ñoom ñu jël leen ñu dem àggale seen formation comme seen i morom booboot wax nañ ne nañ jël ci liste d'attente bi bu ko defee la ca des nag ñu organiser concours bu leer képp ku ci war a bokk nga bokk ci mu jaar yoon. ci Mouhamadou Moustapha Diagne wax sax il faut une inscription en ligne boo xamante ne méthode boobu ñu bari jàpp ne peut-être du la bonne méthode wax nga ko léegi lan la ñu war a def présentement. li ñu war a def mooy lancer concours ginnaaw bi ñu jëlee ñii ma lim
promotion 2013 bi liste d'attente bi ak ñi génn ci yeneen école de formation yi bi ñu leen génnee du ñu romb junneeg nangam duñ ko romb junneeg nangam duñ ko romb la ca des lépp ñu annoncé datu concours bi ñi bëgg a def concours bi yépp ñëw def ko ñu yemale sénégalais yépp képp ku war a jàll ku warut a jàll ñu xam ne jàll loolu mooy yoon parce que loolu moo fi mës a am. alors bu ñu waxee loolu nga xam ne mooy 5000 enseignants wax la question quand même de l'emploi ndax ci la bokk mais bii yoon concerné la jeunesse maanaam les jeunes avec 350 milliards de francs CFA boo xam ne le président de la République wax na ne dañu koy dégager bu ñu defee orientation budgétaire mais ci loolu le président wax ne le 22 maanaam alxamis la ñu fas yéene daje nan nga ko gisee d'abord quand le président de la République comprendre sa jeunesse et mettre en place 350 milliards de francs CFA pour l'emploi des jeunes. D'abord man li ma ci njëkk a wax mooy nga jiite réew juróom 450 puisque yokk na effectivement yokk na ci 100 milliards muy 450 milliards la parce que chiffre yi dafa déparé 300 ne 350 450 milliards chiffre bi ñoom sax xamuñu fi ñuy taxaw mais li ma jàpp mooy nga jiite réew juróom-ñeenti at doog a taxaw ni comprendre nga sa jeunesse loolu jàngat bu rëy ngi ci nga toog juróom-ñeenti at di jiite sa réew xale yi di toog di seen kër yi di dawale Jakarta nga dem ba leen di yéene ay sareeti mbaam pour ñu koy dawal maanaam nga toog ba mu neex la nga ne léegi man maa ngi leen di doog a comprendre ça veut dire que toog nga juróom-ñeenti at yow jéemoo comprendre say xale te réew pour mu dem fokk xale yi liggéey parce que liggéey moo yore réew c'est le travail qui produit la richesse waaw léegi kooku président boobu nga xam ne desewu ko lu dul ñetti at waaw yow nga toog juróom-ñeenti at defoo dara ba dese ñetti at kot te mënatoo cee yokk benn bis ci ñetti at yi waaw léegi nga ne maa ngi doog comprendre jeunesse bi léegi at mu ne dinaa leen jox lu mat 150 milliards waaw léegi man li ma jàpp mooy xaalis bu ñuy séddale la bu dul jur dara pourquoi parce que xaalis ba mu fi daan séddale jurul dara ministre Dame Diop ak ministre Mamadou Ndiaye mi nga xam moom la jox artisanat ñoom ñaar ñi séq mbirum xëy mi li nu dig artisan yi dara lañ ci deful ci biir mbas mi rek 2 milliards yi ñu waxoon daan ko jox artisans yi ñu ngi may dégg ñoom artisans yi joxu leen ko 150 000 yi ñu waxoon dañ koy envoyer les artisans joxuñ leen ko tuuti nit la jox te ñu bëri ñun jox ci ñoom nee nañ seen i jegeñaale lañ te ñoom artisans yi ñoo ma ko wax parce que dama leen recevoir te le président mi ngi may dégg Mohamed Seye mi ngi may dégg je l'ai reçu mu ñëw sama bureau ñu toog mu dox ma des preuves mais invité nañ ko fii sax suba teel ma seetaan ko au niveau des médias donc man li ma jàpp mooy li président Macky Sall li muy wax moom ak gouvernement dëppoowul ak li am ci terrain bi loolu mooy dëgg parce que artisans yi ñu ngi may dégg 150 000 yi waxoon dañ ko séddale ci biir mbas mi séddale wuñ ko beneen bi mooy dañoo am programme bu ñu tegoon tudde ko Sen 028 boo xam ne dañ ne woon dañuy defaraat këru liggéeyukaay yi nga xam ne ateliers yi dañ leen di def tudde leen ay école entreprise wax xale yi nga xam ne ku ci nekk ñun jox la lu mat juróomi ndongo wala fukk ak juróom yoo xam ne yaa leen di former ci sa atelier bi ñu la defaraatal ba noppi nag léegi sa ndongo bu ci nekk apprenti bu nañ jox ko 40 000 francs loolu ñu waxoon dara amu ci actuellement ñoom ñëpp mënatu ñoo am apprenti ndaxte seeni waajur dañoo wax ne 40 000 ya état bi waxoon joxe na ko te yéen jox leen ko suñuy doom te ñu ngi may dégg xaalis ba génnul donc artisans yi mënatu ñoo am ay apprenti seen atelier ya ñuy bëri ñoom ñàkk nañ seen atelier parce que ñëw nañ nattal leen te defarul leen ko ba noppi aujourd'hui nga ne yow da ngaa ñëw pour defar xëy mi xam nga lu ma gëm ci gàttal pour daane président Macky Sall bu dee lam doon def depuis 2012 ci mbirum xëyu xale yi moom lay continuer 450 milliards yi dañ koo nar a jox ay agence yu bareem yii ay DER Prodac FONGIP FONSIS bu subaa ñu ni créé nañ beneen ay ANPEJ yooyu yëpp man damaa jàpp ne xaalis bu ñu nar a séddale la ci waxi kasaaw ndax yow da nga may ambition man dama jàpp ne xaalis boobu xaalis bu ne yàqate la te bu demee ba seet comme dañ koy séddale rek man jàpp naa ne loolu mënta régler problème mu xëyu xale yi mais comme dañ ko nar a séddale rek joxoon ko artisans yi directement sax moo tax ne lañ nar a def pourquoi parce que dañoo nar a pasaree xaalis boobu te du jur dara da nga jàpp ne dara baaxul peut-être pour non man jàpp ma ne dara baaxul am na lu baax mais li baaxul moo ëpp c'est-à-dire que da nga may ambition ci wàllu politique ci élection yu ñu mënti jëm parce que li nga porté ci ay combat aussi même élection locale yi dégg nañ ngay wax ne la tenue des élections locales date bi dañ ko war respecter leneen ak leneen ndax dañuy wax ne Dame Mbodj te ñu bari jàpp ne sax politicien boo xamante ne dafa encagoulé wu est-ce que dafa am ay ambition